salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi nga xamante ni yéen a safoo di seen site bi nga xamante ni mooy TMTV le roi du Manding tey dellusiwaat nañ fii kër xalifa général Soundiata Keita Thierno Moulé Sow balaa ñuy tàmm dañ koy nuyu kilifa gi nuyu nañ la. waaw alhamdulilah rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sant yàlla ñu ngi julli ci yonente bi bu baax a baax macha allah di nuyu adduna bi yëpp di nuyu suma taalibe yi di nuyu ñëpp ñu ngi seetaan waa association Thierno Moulé Sow famille internationale maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di jiital nuyoo bi seen président seen vice président soxna Tamara Ndiaye di nuyu ñëpp macha allah di nuyu association Thierno Moulé Sow famille bu nekk Sénégal di jiital nuyoo bi seen vice président Mamadou Diaté di nuyu association Thierno Moulé Sow famille bu nekk Gambie di jiital nuyoo bi soxna Fatou Ndiaye macha allah ak suma xarit suma taalibe macha allah. Youssoufa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa TMTV le roi du Manding di la nuyu Pape Sidi bu baax a baax macha allah. macha allah kilifa gi kontaan nañ bu baax ci dara bi maaleykum salaam wa rahmatullah tey nag dañuy dem direct que sëñ bi dafa am lu garaaw loo xam ne dafa xew. muy vidéo yi nga xamante ni gars yi gis nañ ko ci internet bi. muy benn jinne boo xamante ni dafa ñëwoon fii sa kër ngay xeex ak moom muy troisième ambassadeur Iblis. mu mel ni jàmmote nga jàmmote bu métti commencement muy bëri mu génne nga génne vite fait mu tuur ko après am na leneen leen lu ci xew mais balaa ñuy dem dañuy xool vite fait bi nu mu ko def ak yow. waaw alhamdulilah rabbil alamin gis nga ko macha allah Pape Sidi. keroog dañu amoon gan gu mag sax. troisième ambassade Iblis la ñu am. gan gu mag ki nga xamante ne macha allah. ñetteeli ambassade Iblis la gan gu mag gan gu doy waar gu am doole gu diis keroog moo ñu seet si woon defe naa ne Mouhamadul Moustapha moo nekkoon 4e ambassade Iblis gis ngeen bu yàlla defee 3e bi ñëw 3e bi nag nee na dafa dégg sama riir ci kaw asamaan 6e asamaan la dégg sama riir man Thierno Moulé Sow léegi nag mu dugg ci xale bu góor boobu noonu ndeysaan xale bu góor boobu Mouhamadul Moustapha duggoon ci xale bu góor boobu la dugg xale bu góor bi ànd ak papam ñu ñëw macha allah ba ñu ñëwee toog fekk ne jinne bi moo ngi préparé pour ñëw parce que dégg na jaloore yu may def nee na jinne yaa ngi jooy partout dans le monde ci àdduna bi jinne yaa ngi jooy ñu ne Thierno Moulé moo ngi leen di sonal jinne bu fi ñëw tóob mu ne nag loolu foog mu seet ko gis nga keroog ba mu ñëwee macha allah ñëw ma tari Fatiha tari salaatu tari Fatiha tari Ixlaas bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin ma tari bismillahi rahmaani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ma tari yooyu macha allah sonal jinne bi ndax jinne bi kat Iblis la Iblis moo ko yónni pour mu ñëw ma jàmbaarloo ak moom keroog xeex bu métti xeex naa jinne bi ci baatin dañoo xeex bu métti sax ci baatin avant loolu bëccëg bi am na ay jinne yu bari yi ma fi jàppoon ci journée bi guddi gi nag mu ñëw ba mu ñëwee nag xeex bu métti ma futteeku jàmbaarloo ak moom parce que lu bulo laa soloon ñu xeex ci baatin ma xam ne kii foog ma sumeeku sol suma tëni jàkkaarloog jinne bi ma daal di futteeku sol suma tëni ñëw jàkkaarloog jinne bi ñu gis bi nga ñëwee moom mu jël vite fait bi nga yoroon Ahuda Shakir jinne bi Ahuda Shakir la tudd moo nekk 3e ambassade Iblis Ahuda Shakir nee na musul wàcc ci adduna bi man maa tax mu wàcc ci adduna bi jinne bi parce que kat jinne bu ñëw sama kër ma tuubal la dugal la ci diine l'islam jinne yaa ngi jooy loolu moom mu dégg loolu Ahuda Shakir 3e ambassade Iblis mu ñëw si nga keroog ba mu ñëwee fii kër gi yëngu woon na jinne yi nekkoon fii ci wetam ñëpp a mujj daw dem côté maag jinne bi keroog dañoo def yaramu neen maag moom ñu xeex lu ko gars yi di waxee cooki lu ko mbëri di waxee keroog dama raag bu métti sax dañoo njëkk a xeex ci baat yi. sëñ bi la moo tax nga ñëw rek yor benn pot rek mu këpp ko pot bi. waaw pot boobu arrangé wu ko boobu mooy vite fait et bien fait jinne boobu jinne lu mu tàng jinne lu mu mën a mel bu laalee jinne bi day wàcc suuf jinne bi nag dafa mbom ba ma téye pot bi di ko yoot mu yoot ndànk rek këpp pot bi
gis nga ko ma ree yëngal bopp ma ne nag kii tey moom dana tàng jër ma delluwaat ginnaaw maa yegg sama sécurité yi saa suñu bëggee dugg ci affaire bi rek ma ne leen nii ma calmer leen jibi saa su bëggee dugg ci maag diggante maag jinne bi ma calmer ko gis nga ko ba léetoog jinne bi parce que kat yi wax dëgg yàlla faj bi yombul du lu yomb li ma def ni keroog nekkul lu yomb te gis ngeen ci xale bu góor bi mu dugg bi nu mu njoolee moo ma sut foofu jinne bi waaw dama ko ngay commenter waaw xool leen fii ni ñu commenter maa ngi moom xam nga man waruma ko dóor parce que dama koy faj jinne bi laay jox gis nga fii gis nga ko fii dama ko daaneel ba yëg ci kawam gis nga ko fii dama ko daaneel ba yëg ci kawam gis nga ko dama ko daaneel ba yëg ci am mu jóg summi yére bi summee bi gis nga fii ku amul doole munul jàkkaarloog jinne bi mais fii sëñ bi mu summee ko nga xam ne dafa war a jàkkaarloog yow nan nga réagir nan nga xalaate yow moment yooyu non man pare naa bu yàgg gis nga ko tout le temps may ñëw attaqué ko gis nga ko di defar di jekkal suma mbaxane tout le temps may ñëw attaqué ko gis nga xam nga ne kii dafa pare xeex ak man du xale bu góor bi jinne bi la gis nga ko fii ñu jàppante gis nga ko maa ngi moom gis nga ko troisième ambassade Iblis gis nga ko fii mu tuur ma gis nga ba ma tuuree xool ko maa ngi moom fii xool ko daf maa tuur xool ko ma yéeg ci kawam gis nga daf maa këpp ba ma egg suuf ma mujj wëlbati ku yéegaat ci kawam gis ngeen fii dëgg la xam nga ne faj bi dafa métti lii yombul lii ku amul xam-xam munoo jëflante jinne bi lii c'est la première fois ñi gis lii dama ne lii nañu ko wane ma commentaire ko ñit ñi gis ko première ba ma jàkkaarloog jinne bi dama jàkkaarloog moom ñu duggante ba ñu duggante dama ko laal dafa mujj toog ba mu toogee di rëb bi jóg ba mu jógee summi yére bi taxaw jekk-jekkal nag préparé fas yéene jàkkaarloo ak man ñu songoo mu wiccaxu génn yaa ngi dégg daal di may tuur parce que xeex la instant bii du nit laay xeexal jinne laay xeexal mu daal di may tuur ma egg suuf mu yëg sama kaw ci biir loolu ma tourné yi ñëwaat yëg ci kaw xam nga ne loolu baatil la mais sëñ bi tournée boobu nga tourné mu nekk tournée bu gaaw boo xamante ni xaw ma lamb la xaw ma affaire bi comme xaw ma lan moo lay yëkkati ba si kaw ba tey loolu baatil la déggoo jinne nee na ma déggoo jinne bi mu ne ma yow da nga am doole da nga bëri doole parce que calculer sama première dugganteeg jinne bi maa ko féete kaw mu fexe ba génn ci ba jóg summi yére bi deuxième bi ñu jàppante mu wiccaxu mu tuur ma moom jinne bi daf ma tuur ma egg suuf mu yëg sama kaw ma jógaat ci biir yëg suma kaw boobu laa wëlbatiku yëg ci kawam. mais wëlbatiku ko jinne yi jàpp nañ ci wala. déedéet fii benn jinne dugg ci. parce que jinne ñemewuñ ko. kii mooy troisième ambassade Iblis. ok maanaam jinne yëpp moo leen féewte kaw. kii ñaari jinne ñoo ko féewte kaw mooy première ak deuxième bi. parce que defe naa ne Iblis mooy jinne bu gën a mag ci jinne Iblis. ñii nag ay ndawam lañu. dëgg la su ma jinne jour boobu dañoo taxaw di seetaan sama diggante ak moom kenn ñemewu ko. ndax nag kii neexut a ñeme. kon gis ngeen ne keroog xam-xam feeñ na foofu. keroog dimbalu yàlla feeñ na foofu. keroog du jinne moo ma jàppale de. su ma jinne ñemewuñu woon jege ko. Mouhamadul Moustapha 4e ambassade Iblis dafa mujj taxaw di ñu seetaan ñemewu ko. parce que xam na ne kii xool ko fii maa ngi lay toog moom. xam nga ne faj jinne nekkul caaxaan. faju jinne du caaxaan. boo amul xam-xam dañ lay faat. kii keroog sànni na ma lu ne ci ñuy bon. gis nga ko lu ne la ma sànni ci ñuy bon. keroog bu ma amuloon xam-xam aw ma baatin daf may rey. mais gis nga ma jàkkaarlu moom xale bu góor bi rek boo ko xoolee ci zaaya ponkal la dafa am doole mais jinne bi ko dugg am doole. xoolal fii dafa këpp affaire bi parce que xam na ne lii bu ko laalee mu yàqu bu këpp mbir mi gis nga ko ma yëngal bopp ma ne tey ça va sauver gis nga fi ma yëngal bopp. kon gis ngeen mbokk yi fajum jinne nekkul caaxaan li may liggéey bi may def gis ngeen ko gis nga ko keroog lii keroog macha allah keroog ki ma doon jàkkaarloo nag ponkal la gis nga kii xam naa ne dafa yëngu keroog ki ma doon jàkkaarloo nag ponkal la. Ahuda Shahir moo nekk 3e ambassade Iblis xam nga ne kooku nekkul jinne bu ndaw. mais sëñ bi est-ce que yaa ngi xalaat tey jii nii yow nga nekk nit di soog ngoon teg ay jinne
est-ce que yaa ngi xalaat yan conséquences moo ci mën a fekk. waaw Pape Sidi songonteeg jinne yombul soo amul xam-xam da ngay dee. parce que ñii dañoo garaaw dañoo doy waar waaye ku yàlla dimbali man yàlla laa àndal ak unité bi gis nga ko kerew fii kerew ndeysaan xam naa mbër laa may bu ñu seetaanee lii dinañ gis lu doy waar. kerew jinne bi nee na ma yow da ngaa am doole. parce que maa ngi moom def nañ contact. jinne bi dafa am doole. 3e ambassade Iblis. Ahuda Shahir. noonu la jinne bi tudd. nee na dafa dëkk sama riir. 6e asamaan. jinne yi di jooy Cerno Mule jinne bu fi ñëw da lay tuubal te bu la tuubalee doo génn. jinne bi préparé ma mere ma. gis nga ko kerew ni ma jàkkaarloog moom xoolal fii gis nga fii la ma tuur xoolal la ma tuur gis nga ba ma tuuree xoolal foofu xoolal ma wëlbati ko ci kawam gis nga ko si la ma ne yow doole kese nga gis nga ko fii xam nga ne lii xam-xam dëgg la fajum jinne yombul de gis nga lii bu ko amul gis nga ko ma def ko vite fait bi fii nag gis nga demine naa ko fi nee na maa ko mën naa ko bàyyi kii keroog bu moom su ma mënoon lii la may def. mu mel ni fajum jinne daf nekkul baatin kese dafa ànd ak doole il faut nga am doole daal. foog nga am doole am xam-xam. première xam-xam ngay am soo amee xam-xam da nga war a ànd ak suñu borom d'abord loolu mooy première nga ànd ak yàlla boo ànd ak yàlla am xam-xam soo amee xam-xam am doole. keroog jinne bi ba ma contacté lii ndeysaan lu doy waar la. mais tey jii sëriñ bi nga xamante ni dafay toog rek. ñu ko jox ginaar muy lekk di lekk ay pomme ak banana affaire yooyu yarul biir est-ce que mën na jàkkaante ak jinne. non ñooñu jinne yi bu ñu leen seetsee daf leen di rey tey ñaata sëriñ ñoo fi dee dégg nga kii mu ne sëriñ bu ko ci woo mu lekk la. Ahuda Shahir ma duma ko tuddee ko suma papa Mamadou Aliou Sow 3 moulins kon man li may def du caaxaan. jàkkaarloog 3e ambassade Iblis 3e laa la wax ambassade Iblis. Ahuda Shakir jàkkaarloog moom face à face suma garde yi ma ne leen buñ ci dugg jibi 5 minutes mu nar a dugg moom ak Diop ma ne leen bàyyi leen ma ak jinne bi ma jaayante ak moom yuuxu defal ko bagage ba mu sof sàpp mu jébbalu ma tuubal ko lii beneen garaat la ci man. waaw ci loolu laa bëggoon ñëw na jébbalu nga tuubal ko mu nekk sa taalibe tey ñoom nekkam ci kër gi tey di nii lan la lay apporter. li may apporter day bari tey daf may dimbali ci lu bari tey fu sama loxo mënul egg moom jinne bi dafay dem te nee na 100 millions ndongo la àndal te keroog ñëpp a jébbalu 100 millions ndongo xam nga ñoom bu ñuy dem du ñu dem ñoom kese dañuy ànd ak seeni ndongo. Ahuda Shahir ma ne ko yow xam nga le roi hahaha nee na kooku apprenti am la. calculer le roi haha ci daaneel bateau de Joola daaneel Titanic man ba mu nee kooku apprenti am la ci laa xam ne kii nekkul ku ndaw. parce que nag seytaane yëpp Iblis moo féete kaw. dëgg la Iblis mooy seen buur. kii nag moom mooy 3e ambassade Iblis. kii ñaar moo ko dox digganteem ak Iblis moom laa tëral tey. Ahuda Shahir Mouhamadul Moustapha. mbokk yi gis ngeen faj jinne yombul lii mayum yàlla la Pape Sidi. sëñ bi mu ñëw ak ay ndongam ndongo yi bëri loolu nga jàmbarloog moom tëral ko fii ndongo yi moment yooyu nan lañ doon def. waaw xam nga. maanaam booy xeex ak seen chef ñoom dañuy taxaw di xool. comme say jinne yi ni ñu taxaw bu dee leen jéem a def mais duñ ma mën a dara su ma jinne yi moom dañoo taxaw di seetaan Mouhamadul Moustapha ki topp ci moom 4e ambassade Iblis mu Iblis dafa taxaw di seetaan mais gis nga fii keroog maa jàkkaarloog moom xeex ak moom laay fa ndar ñëpp di seetaan ma wan ko li ma ko mënee. won ko doole won ko baatin duma ko daan ko tuubal ko tuddee ko suma waajur bu góor Mamadou Aliou Sow 3 moulins. léegi nag lii la ñuy wone lépp parce que xeex da ngay dóor ma dóor xeex amul da ngay dóor rek gañ nit ki te même yambar booy xeex ak moom da nga koy dóor mu dóor la. gis nga fii suñu premier contact gis nga man du ma ko dóor nag gis nga man du ma dóor parce que man damay faj waaye man naa ko jekku ba téye ko rek waaye moom day xool pexe nu mu may gaañee ndax moom jinne la man damay xeex ak moom di ko sóoraale bañ ko gaañ parce que nit ki la dugg instant bi jinne bi laay jëflanteel du nit ki ba lii jeexee xale bu góor bi dafa ruus dégg naa ñëw na fi démb xaw ma barki démb di ma jéggalu di jooy mais xale bi ñëw na fi di jooy parce que papam daf ko expliqué ne ko yow keroog sa jinne bi yii dafa yëngu
sonal sëriñ bi sonalu ma de dama raak ak moom waaye xale bi moom du moom parce que xale bi ku yaru la Dabakh Malick ku yaru la Aziz xale bu yaru la waaye keroog du moom laa doon jëflanteel jinneem bi la gis nga ni muy xiiroo xam nga nit simple du xiiroo lii defe naa ñëpp gis nañ lii kon lii lu leer la faj bi may def dama engagé wu lii boo koy def amoo xam-xam da ngay gàtt fan boo koy def amoo xam-xam jinne yi dañ lay door ay feebar ngay paralysé wala nekk ABC wala ñu def la accident nga dee faj bi dama ci engagé wu ngir jàppale jaamu yàlla yi tey keroog xeex bu metti laa xeex ak Ahouda Shakir tuubal ko dugal ko ci diine l'islam dafay naa ne moom dama naa ngi lu leer te gis ngeen xale bu góor bi rek moom ci boppam ponkal la njool la juin la waaye li ne xale la 22 ans la am waaye li ne ci moom lu am doole la Ahouda Shahir kon mbokk yi gis ngeen vidéo baa ngi noonu moom laay commentaire macha allah liggéey bu rëy bi ma ci def ndongo yokku na ndax moom 100 millions taalibe la àndal ay ndongom ñoom ñëpp jébbalu nañ ci man moom ci boppam mu jébbalu tey kii daf may liggéey ngi sama ngiru dund parce que ñoom macha allah dañuy gudd fan tey kon 3e ambassade Iblis moo ngi xëy sama kër di yeewoo sama kër man Thierno Moule Sow xalif général kullu médecin traditionnel Thierno Moule Sow léegi nag nañu ko partagé adduna bi yëpp gis ko gis ngeen lii na ko ñëpp gis parce que weddi gis bokku ci keroog gis ngeen jour bi añuma reeruma ndekki rek laa jàkkaarloog ponkal bi Ahouda Shakir 3e ambassade Iblis ki nga xamante ne man maa tax mu wàcce aduna nee na musul ñëw aduna dafa dégg jinne yi di jooy Thierno Moule mu ne ma yëngal nga aduna yaa tax ma ñëw waaye ñëw bi ma ñëw rëccu naa ko su ma xamoon du ma ñëw kon nag lii moom lu leer naññ la Thierno Moule sëñ bi boo la yëpp weesoo daan nga ko ni ngi sa biir kër tey Thierno Moule Sow lan moo nekkaat ci kanamam li nekk sama kanam wax naa ko nee naa ko Iblis si boppam
moom laa bëgg a jàkkaar loolu face à face corps à corps mu duma ko. kilifa gi avant Iblis am na beneen ñaar yi des avant Iblis de. ñaar ñooñu suma bët jël na leen ñaar ñooñu bu ñu ñëwee ma duma leen fi ma jaar ak quatrième jaar ak troisième ñaar ñooñu fu ma jàkkaarloo duma leen. mais bii metti woon na de bii musul am de bii metti woon na de. te gars yi ñu ngi commencé tiit taalibe yi ñu ngi commencé tiit de. bu ñu tiit bu ñu ragal Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle du monde defe naa ne troisième ambassade Iblis defe naa ne kenn musu ko daaneel. troisième quatrième man Thierno Moule Sow seul maa fi daaneel ñi gën a jege Iblis mooy troisième ak quatrième. deuxième bu ñu ñëwee fu ñii jaar fa laa leen di jaar dana metti lool nag waaye fu ma jaar li ñii laa leen di jaarale déggoo mu ne ma ànd nga ku am doole ku ponka. kooku mooy kan. kooku mooy suñu borom Allahu. macha allah macha allah. kooku man suñu borom laa àndal. gis ngeen keroog li may def nii gis ngeen xoolal fii ba ñu songee pour ma song xool ko maag moom xool ko rek xool ko man mu egg suuf gis ngeen mu egg suuf gis ngeen fii maa ngi ci kaw xoolal maag moom fii xoolal maag moom fii gis ngeen mu jóg sumbi yërëm xam nga ne kii fii day wane ne man maa la man boo leen jàppoo premier contact su sumbi sa yére sumeeku gis nga ko instant bi moo ngi xare jinne bi laa doon jëflante du xale bu góor bi dafa bëri kersa du siggi xool nit jinne bi laa doon jëflante troisième ambassade Iblis. dëgg la kon ñu ñëw ci taalibe yi bu ñu tiit parce que li nga wax dëgg la ku la jox añ bu la diggee reer na nga ko. xool ko fii ñu kontaan maa moom ñu solante jaayante doole maa moom jinne bi de fii mu xoolal daf ma tuur yeeg sama kaw xoolal li ma wëlbatiyee xoolal ni ma jógee nekkaat ci kaw xoolal ni ma nekkaate ci kaw. xam nga ne bu ko amuloon xam-xam keroog dafa may gàcceel rusloo ma samay kanamu taalibe waaye gis nga ni ma yéegee ci kawam indi def ko ay courte carte gis nga ko fii gis nga ko def ko vite fait ci kanam bi gis nga ko fii vite fait bi rek lay daw xam nga ne keroog bu ma amuloon xam-xam danañ ma gàcceel sama kanamu taalibe yi lu waay di def na ko mën lu waay di def na ko mën parce que daaru bis yi moo ñëw tey bu doon ne li may def tàppale la du dëgg keroog danaa rus keroog dinaa gàcce mais li may def lu leer naññe la li ma mën la ak li ma maîtriser may xoolal ba yéeg ci kaw xale bu góor bi boo xoolee ne ci zaaye ponkal la waaye gis nga ko maag moom xool ko maag moom fii vite fait bi laa jël sotti ko toog ci kawam gis nga ko gis ngeen lii xam ngeen ne lii caaxaan defu ko te mosoo leen gis benn sëriñ bu koy def ci kaw suuf amul benn koo bi mos a def ngeen gis sëriñ buy faj di jàkkaarloo ci ne ko nii mosoo leen koo gis bu leen ci man li may def dafa leer nañ je suis médecin traditionnel engagé xalif général kullu sëriñ ban sëriñ moo fi daaneel mbokk Iblis amul man nag maa fi jàpp troisième ambassade Iblis jàpp quatrième ambassade Iblis jubal nag Iblis laa bëgg a jàpp nee na Iblis suñu borom daf koo yeew day bind di sànni kon nag moo ngi noonu. lii dafa leer nañ. na ko adduna bi ñëpp gis partagé. macha allah parce que keroog dama jàmbaarloon teg jinne bi. jaayante ak moom jinne bi nag neewul doole de. neewul kattan de. waaw dëgg la. waaw Ohuda Shakir. jinne bu am doole la jinne bu am kattan jinne bu am xam-xam. waaye nag ñun dañoo ànd ak suñu borom. macha allah. dañu ànd ak suñu borom keroog maa moom dañoo njëkk a xeex ci baatin ma ne nag kii fa ma sumeeku jàkkaarloog moom ma daal di dugg sama biir nekk sol sama tenue seen tenue de combat jàkkaarloog moom gis ngeen keroog foofu yëpp nu mu jaxasoowee xam naa ne ndeysaan ñu bëri tiitoon nañ. waaw loolu la ma taalibe yu bëri wax. waaw waaye sa la xalif général Thierno Moule Soundiata Keita. macha allah sëñ bi kon ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga ne seetaan. waaw di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax liggéey bi may def risque la du liggéey bu yomb tey keroog def naa liggéey bu doy waar bu garaw sax joxe suma énergie wane suma xam-xam yàlla ñëw ànd ak man lan la ma jinne bi wax mu ne ma kan mooy yàlla keroog jinne bi maa ko xamal yàlla ndax dafa jege Iblis
Iblis gëmloo ko mooy yàlla ba ma ko nee yàlla bu ne seen yàlla yooyu parce que Iblis daf ko ne moom mooy yàlla. Iblis dafa leen lëre yàlla dafa may Iblis kattan may ko doole. Iblis jinne la jinne bi nga xamante ne dafa jaamu yàlla jox ko ay grade mu dem ba tollook ay malaaka ba lu mu bugg a def mu def ko yàlla bind maam Adama ne ne Iblis na ñëw jébbalu Iblis ne kii du ma ji maanaam du ma sujootal kii ci suuf lañ ko bindee ci ban man ci safara mu tongook yàlla rëbb Iblis ne ko bu soobee yàlla lépp lu ma la liggéeyaloon fay ma ko suñu borom fay ko mu am doole am kattan ut ay jàmbaar ñi nga xamante ne ay ponkal lañu ñi yor xam-xam ay jinne yu doy waar mu seexal leen def leen ay ambassade moo waral nga gis mu Houda Shakir ak Mouhamadul Moustapha mu Iblis ñii ñëpp duñu ay ñi ñu ndaw duñu ay jinne yu ndaw ay jinne yu kàngam lañu ndax ku jege Iblis doo ko ndaw waaye yàlla créé woon na ku mel ni Thierno Moule Sow wàccee ko ci àdduna tey man maa jàmbaarloo Iblis parce que kat Iblis ñaari éléments yi duma naa leen tuubal naa leen ñoo ngi sama biir kër kon nag lii mbokk yi lu rëy la na ko suma taalibe yëpp partagé ci àdduna bi na ko ñëpp gis ñu xam ne kat seen sëriñ Thierno Moule Sow ci monde bi àdduna bi ci monde bi moom moo fi terrassé le troisième ambassade Iblis ak quatrième ambassade Iblis lii na ko ñëpp gis na ko ñëpp àdduna bi yëpp nañu gis lii macha allah. jërëjëf sëñ bi incha allah àdduna yëpp dinañ ko gis ñu ngi lay sant di la gërëm di sant ñi nga xamante ne ñoo toog di seetaan di gërëm ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bitim réew àdduna bi yëpp di seetaan site bi nga xamante ne mooy TMTV Laurent du Manding ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dinañ jox dig daje incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf